asalaamaaleykum mbokk sénégalais yi nekk fii ci Italie ak ci àddina bi yépp seen xarit Baye Diouf mooy ñëw di waxtaan ak yéen depuis San Severo bu nga nekk ci Puglia mu nekk Puglia mooy région bi nga xam ne moo fa la Foggia bokk ca la Lecce bokk ca la Bari bokk kon nag ñu ni fii suñ mbokk africain yi nekk ci tool yi di ci liggéey yàlla def ñu invité ma foon ndaje ma ñëwoon fii depuis ñaari fan maa ngi fii xam naa ne suba su wotul dinañ def waxtaan ak ki nga xam ne moo koy jiite muy suñ xarit Mbaye Gueye Ndiaye fii ci coopérative Casa Sankara lii mooy mbokk yi rajo defaral suñu bopp di leen wax ne mën ngeen ko am application bi ci seen téléphone su ngeen demee ci Google Play ngeen chercher Baye Diouf rek da ngeen gis application bi ak suma photo ngeen mën ko yore ci seen téléphone rajo noonu la nekkee léegi waxtu yaay tànn waxtu yi nga ko buggee déglu nga dem déglu ko mbokk yi donc ñu ngi leen di gërëm yéen des milliers de personnes yi nga xam ne ñoo am application bi yépp di leen nuyu di leen gërëm di leen wax ne am ngeen ko fexe leen seen xarit yi am ko ndaxte information bi dañ koy séddoo di ci waxtaan lii mbokk yi mooy rajo defaral suñu bopp mbokk yi donc lii tey dañoo ñëwoon indi leen benn waxtaan ci li ñuy wax contrat de travail ci italien ñu koy wax contratto di lavoro mu nekk nag loo xam ne wax dëgg yàlla pays bu civilisé pays bu développé civilisé même su développé wul pays bu civilisé mooy li nga xam ne mooy samp diggante liggéeykat bi ak ki koy liggéeyloo mu nekk nga xam ne mooy leeral mbépp te loi wax yëg samp ko ñu koy wax code du travail loi boobu ñu koy wax code du travail nga xam ne réew yi civilisé yëpp te démocratique wax dëgg yàlla war nañ koo am parce que nag li importance am mooy ëllëg su ñàkk juboo amee dañuy dem ca contrat ba xool la contrat ba wax rek la ñuy doxal su fekkee ne yéen ñaar ñi ko séq mën ngeen ci wax lu ko may yooni tribunal du travail da ciy ñëw loolu moo tax contrat du travail am njëriñ xanaa rek di leen wax ne ci Italie contrat de travail wax dëgg yàlla am na lu am na waaye am na leneen lu ñuy wax lettre di assunzione ci italien ñu koy ooyee lettre d'embauche di wax ne wax dëgg yàlla obligé wuñ loi bi obligé wul employeur bi mu utiliser formule contrat waaye su ko neexee mën na def lu ñuy wax lettre di assunzione ci italien wala lettre d'embauche ci français li wër daal moo di ne la nekk élément yi nga xam ne mooy nekk ci contrat bi mooy presque même chose mooy nekk ci lettre bi liñ utee rek moo di ne contrat de lavoro bi ñaar nit ñi dañ koy signer alors que lettre d'embauche bi note bu employeur bi jox travailleur bi dafa war signer rek wane ne jot na ko accepté na li nga xam ne moom lañ bind ci biir lettre boobu kon nag muy lettre di assunzione muy contratto di lavoro ça veut dire lettre d'embauche ak contrat de travail formule bi yëpp benn la lay nekk ci biir dafa am élément yoo xam ne obligatoirement képp kuy liggéey muy contrat de travail wala lettre d'embauche lépp dafa war a ne élément yooyu dañ cee war a nekk kon nag mbokk yi lii lañ leen indiloon tey pour faram-fàcce leen élément yi nga xam ne moo ci war a nekk benn par benn ñu faram-fàcce leen ko pour bu ci kenn nax kenn ndaxte kenn nu ngeen ko xamee wax dëgg yàlla def nañ ci émission keroog na dóorkat yi ak naxaatekat yi wax dëgg yàlla dafa bëri ci réew mi ñu nekk
kon nag lépp lu ñuy def rek ak lépp lu ñuy seq ak waa réew mi rek dañoo war a xool li nga xam ne loi bi moom la wax xanaa rek di leen wax ne duñ mën faram-fàcce leen lépp lu nekk ci biir parce que su boobaa dinañu jël temps bu gën a bari mais rek dañuy def ñoom faram-fàcce leen li nga xam ne moo ci gën a am importance. waaw mbokk yi donc yéen a ngi rajo defaral suñu bopp ñu ñëw faram-fàcce leen éléments yi nga xam ne bépp contrat de travail wala lettre d'embauche daf ko war a am bi ci njëkk moo di ne entreprise bi nga xam ne moom moo soxla liggéeykat bi loolu ñuy wax raison sociale am maanaam turam ñu xam ne ndax SRL la wala SRL mooy società responsabilità limitata wala SRLS mooy società a responsabilità limitata semplificata ci italien mooy ci français mooy simplifié xam ngeen ne société yi yëpp fii dañoo am façon yu ñu mën nekkee donc société bi dafa war a joxe turam ba nopp wane ci ban xeet la bokk ci ban xeeti société la bopp moom la ñuy wax raison sociale waaye aussi mbokk yi société bi dafa war a def adresse am war na def adresse am sede légal muy siège légal ndaxte société mën na am siège ci benn place waaye am beneen siège opérativa muy sede opérativa mën na ko am ci beneen place maanaam bureau yeeg en général sede légal bi ci bureau administration bi lay nekk waaye aussi mën na nekk sax ci commercialiste am bi waaye sede opérative bi mooy fi nga xam ne liggéey bi foofu lañ koy defee maanaam société bi mën na am sede biir Milan sede légal am biir Milan waaye sede opérative am nekk fuori Milan donc ci biir contrat de lavoro bi daf ca war a def sede légal am ak sede opérative am ba noppi société bi dafa war a joxe ci lettre bi dafa war a am numéro codice fiscal ak partita IVA am ba noppi am numéro registre de commerce am muy li ñuy wax inscription au numéro d'inscription au registre delle imprese lañ ko tuddee fii ci français mu nekk registre de commerce liñ may wax lu am importance la parce que ci dóor yi ñu gisoon semaine yële passé ki nga xam ne daf ne woon mbokk mi da koy defar lettre mu utuloon ko permesso di soggiorno ba ma indilee lettre bi ko ndaw ci def bi ma xoolee li ma njëkk a xool rek gis naa ne ndaw si société bi defu ci numéro codice fiscal am defu ci numéro partita IVA am ba noppi defu ci numéro inscription am ci registre des entreprises kooku nag wax dëgg yàlla ku ko gis ci lettre d'embauche wala contrat de travail rek xam leen ne ak lu bëri manqué na te loolu valable waaye aussi ci njëlbeen gi donc première partie bi war nañ def aussi turi représentant légal bi waaw du mën nañ bañ a def turam d'une manière détaillée mais mën nañ wax nag que lettre bi ñu ngi koy def ci turu ki nga xam ne mooy représentant légal bi ci italien ñu koy wax in nome dal rappresentante legale loolu rek suñ ko defee doy na même suñ ci defal turi ki nga xam ne mooy représentante légale bi mbokk yi suñ jógloo donc ci première partie bi ñu dem ci ñaareeli partie bi mooy li nga xam ne moo concerné liggéeykat bi tamit dañoo war a def turam ak santam ba noppi ci contrat bi dafa war a am date de naissance am ak lieu de naissance am maanaam waxtu at bi mu juddu ak fa mu juddoo su dee Sénégal la suñ defee Sénégal rek doy na même suñ ci deful Touba wala Dakar amul problème mais Sénégal bi rek doy na liggéeykat bi nag mbokk yi aussi war nañ def codice fiscal am ba noppi def adresse am résidence maanaam fi nga xam ne moom la am résidence anagrafica lañ koy wax ci italien loolu rek dina doy su fekkee ne tamit domicilium moo ko gënal mën na joxe domicilium mais contrat de travail dañuy laaj ni ñu koy defal entreprise yi dañuy laaj nit ñi di am résidence loolu donc mbokk yi mooy li nga xam ne moo concerné
entreprise bi soxla liggéeykat waaye aussi moo concerné liggéeykat bi ay donem ñetteeli partie bi mbokk yi comme mbirum contrat lañ wax contratto di lavoro in italiano waaye mën nañ wax rapporto di lavoro maanaam diggante ñaari nit ci mbirum liggéey loolu tax ñetteeli partie bi nga xam ne moo am importance mooy loolu ñuy wax inquadramento ci italien ci français mooy encadrement mbokk yi parce que liggéey contrat de travail dafa am loolu ñuy wax contrattazione collettiva muy contrat collectif loo xam ne secteur bu nekk muy su ma jëlee exemple secteur policier maanaam liggéeykat yi entreprise de policier dañuy faral di négocier chaque at wala chaque ñaari at di temps juróomi at maanaam borom entreprise yi ñu koy wax datore di lavoro muy employeur yi ak syndicat yeeg association yi nga xam ne ñoo boole liggéeykat yi ñu leen di wax représentante des lavoratori donc mbirum civilisation lañ wax du mbirum doronte donc dañuy faral ñaari xeet yooyu muy ñi représenté liggéeykat yi muy syndicalistes yi en général ak ñi représenté entreprise yi ñu leen di wooyee associazione di categoria ci italien dañuy faral di daje itam di négocier condition yi nga xam ne liggéey ci secteur bu nekk loolu day am loolu tax ñu koy wax CCNL muy contrat catégorie collective nga xam ne chaque année dañuy wax dañuy négocier ba juboo ci condition secteur bu nekk kon nag indépendamment loi bu mag bi muy code du travail dafa am lu ñuy wax contrattazione collettiva muy contrat collectif loo xam ne secteur bu nekk dañ koy négocier te loolu ñu négocier suñ ko liggéey négocier ba signé ko day mel ni legge la maanaam day mel ni loi la te wax dëgg yàlla day am loolu ñuy wax application forcée loolu nga xam ne liggéeykat yi ak employeurs yi ñoo koy d'accord kon nag il faut que ci lettre d'embauche bi wala contrat de travail bi ñu wax ci ban catégorie la liggéeykat bi di liggéeyee da nga gis nag ci benn secteur rek mu am ñetti type de contrat parce que peut-être que syndicalistes yi dafa am patronat yi ñuy jubal ñeneen ñi juboo woon ak ñeneen loolu tax ci benn secteur da nga gis parfois ñaar ba ci ñett ba ci ñeenti type de contrat collectif loolu donc il faut que ci lettre bi patron bi préciser ban type de contrat collectif la adhéré wu moom mooy encadrer aussi rapport de travail bi muy contrat de travail bi ngeen di signé dina fi wax tamit livello mooy niveau parce que liggéeykat yi mu commencé ci ki gën a suufee ba ci nekk ci kaw dafa am ay niveau yu ñu leen classé parfois dinay commencé ça dépend ci catégorie yi dinay commencé bi ci gën a suufee nekk numéro 7 bi ci gën a màgg numéro 1 ci diggante boobu nag il faut que ci lettre d'embauche bi patron bi wax la ci ban niveau nga bokk su fekkee ne travailleur générique la maanaam li ñuy wax rek baara ñi ni kooku niveau bi gën a tuuti ngay commencé mooy amoo qualification moom en général niveau bi gën a tuuti te loolu il faut que contrat de travail bi wax ko am na aussi wax dëgg yàlla li ñuy wax qualifica mu préciser ko ak mentionné qualifica mooy wax dëgg yàlla lan mooy nekk ci général lan mooy nekk ci liggéey suñ ne ouvrier nga waaye nag baati ouvrier dafa bëri mentionné bi mooy préciser benn type de ouvrier nga nekk su fekkee ne ouvrier nga ñu préciser na yaa ngi liggéey ci entreprise de polizia dañuy wax addetto alle pulizie mooy mentionné bi parce que nag ci polizia mën nañu am ouvrier boo xam ne day dawal oto moom dawal oto rek ay liggéeyam looloo tax
qualifica mooy liggéey niveau liggéey bi ngay def mentionné mooy préciser ban liggéey exactement ngay def loolu tamit wax dëgg yàlla dafa war a am ci contrat de travail wala lettre embauche c'est obligatoire waaw ñu ñëw ci léegi tamit li ñuy wax durata contratto muy durée del contrat di fàttali rek nde mbokk yi ci contrat lavoro subordinato lay wax muy contrat de travail dépendant maanaam yow mi liggéey da nga am employeur muy sa responsable donc ci lettre bi nga xam ne daf la koy jox wala contrat bi nga xam ne da ngeen koy signé yéen ñaar dafa war a wax ban durée de contrat la di fàttali rek ne contrat de travail subordonné wala contratto di lavoro subordinato mën na nekk déterminé maanaam ñu xam kañ lay commencer ak ñu xam kañ lay jeex waaye aussi mën na nekk contratto di lavoro indeterminato maanaam wax dëgg yàlla xam nañ kañ lay commencer waaye amul jeex fekk ñaari nit ñi ñu ngi dund te ñu ngi juboo muy entreprise bi ak travailleur bi donc su fekkee ne contratto lavoro subordinato a tempo determinato wax dëgg yàlla ci lettre bi dañoo war a wax commencer kañ la commencer ak kañ lay jeex te loolu yëpp patron bi su koy def da koy tëral information yi muy bind day respecter loi du travail ak contrattazione collective bi ma doon wax te ñu koy wax en abréviation ci NL loolu wax dëgg yàlla entreprise bi nekkul ne nu ko neexee rek la muy def lépp lu muy def ci contrat ci legge ci loi la koy teg benn loi bi mooy code du travail mooy loi bi gën a mag loi catégorie mooy li ñuy wax contrattazione collectiva muy contrat collectif bi nga xam ne secteur bu nekk lañ d'accord bind ko mu nekk loi loolu tamit da ko war respecter même suy wax kañ ngay commencer ak kañ ngay terminer xam naa ne détails yi ci nekk duñ ko mën sotti yépp parce que lu ko mooy dinañ fi yàgg mais dañuy continuer jaar ci beneen mbir moo xam ne wax dëgg yàlla am na importance ñu koy wax le nombre d'heures bi nga xam ne moom nga war di liggéey par semaine di fàttali rek nag suñuy wax contrat full time maanaam muy contrat plein temps wala ci italien contratto a tempo pieno en général suñ koy wax ci Italie par semaine 40 heures la su mën na dem ba 38 ba 40 heures waaye suñuy wax tempo partiale mooy wax dëgg yàlla 20 heures ba 25 heures lay doon loolu contratto a tempo partiale détails yi ci nekk yëpp duñ ko mën sotti waaye nit ñi nañ xam ne rek képp ku am contrat de travail sa njaatige muy sa patron war nga na la bindal ci lettre boobu mu lay jox ñaata heure nga war di liggéey par semaine waaw di wax rek dina ci am nag li ñuy wax flexibilité mën nañ def ci contrat bi di fàttali rek ne ku liggéey plus de 40 heures fii en Italie par semaine wax dëgg yàlla day dugg su 40 heures yi passé day dugg li ñuy wax extraordinaire waaw travail extraordinaire waaye nag nit wax dëgg yàlla mënul am ay contrat yoo xam ne ci contrat bi dañ ciy def lu ëpp 40 heures par semaine loolu loi bi moo ko fixé ak loolu ñuy wax catégorie bu ci nekk tamit la diggante représentant liggéeykat yi ak représentant employeur yi lañ juboo tamit dañ ko ci appliqué waaye kenn mënul am contrat boo xam ne ci contrat bi dañuy wax ne 50 heures wala 60 heures ngay liggéey nañ considéré nag ne 40 heures mooy le maximum waaye nag accord mën na am pour lu ñuy wax heure supplémentaire yokku ci waaye nag loolu tamit dafa am nu ko loi bi fixé wax dëgg yàlla xam naa ne ci beneen yoon dinañ ñëw dugg ci détail yooyu waaw waaye donc suñ demee donc orario di lavoro settimanale muy nombre d'heures de travail hebdomadaire mbokk yi dañuy lettre bi tamit képp koo xam ne yaa ngi door am contrat di liggéey ci azienda ci société fii patron bi surtout nag su nekkee contrat durée déterminée patron bi mën na lu wax loolu ñuy wax période di prova muy période d'essai wax dëgg yàlla essayé waaw maanaam patron bi neex nga ko waaye xamula te wóoluwu la mu ne ci contrat bi dinaa la jël pour 6 mois
waaye nañ considérer ne su ko neexee mu ne 20 premiers jours yi su ko neexee mu ne 30 premiers jours yi su ko neexee mu ne 45 jours yi délai boobu tamit contrat collectif bu ci nekk dafa am maximum de période d'essai bi ngay essayer maanaam moment bi ngay essayer ñaata temps la mun a nekk di wax ne rek période d'essai bi ngay essayer su passé rek immédiatement contrat bi day continuer su fekkee ne njaatige bi ci période d'essai bi ngay essayer avant muy jeex wax la ne mën na la wax ne man de sa liggéey neexuma nañ tàggatoo su boobaa amulu la dara à part heure yi nga koy liggéey loolu loi bee ko wax du mu moo ko wax kon nag mais nag su bàyyee ba période bi ngay essayer ñu waxoon 30 jours mu dem de 31 ba jour ba waxu la dara xamal ne contrat bi dugg na te wax dëgg yàlla daf ko war terminer ba délai bi nga xam ne moom la def ci lettre d'embauche su dee 6 mois la il faut que 6 mois yi mot kon nag loolu nañ ko jàpp waaye aussi li nga xam ne mbokk yi moo ci gën a am solo ci mbirum contrat de travail bi mooy wax dëgg yàlla patron bi war na la wax heure bi ngay liggéey chaque heure ñaata la war a fay lordo maanaam boo génnewuñ ci impôt yi encore ak yeneen yi nga war a fay maanaam su dee 5 euros par heure wala 6 euros wala 9 euros wala 10 euros par heure wax dëgg yàlla da ko war tamit bind ko te moom loolu muy bindu nekkul ne nu ko neex la koy bindee day tenir compte tamit ci contrat collectif ak loolu ñuy wax code du travail parce que loolu ci foofu rek la mën sukkandikoo ci catégorie bi nga am su fekkee ne ouvrier nga te contrat collectif ne ouvrier addetto alle pulizie maanaam kuy bale ouvrier buy bale catégorie numéro 6 wala numéro 7 suñ ne 5 euros wala 6 euros moom la contrat collectif bi wax moom lañ koy fay moom patron bi mënul wàcc loolu il faut mu bind loolu mënu cee yokk mënu cee wàññi loolu nag wax dëgg yàlla léegi nag mbokk yi mu am beneen partie aussi wax dëgg yàlla ci contrat bi tamit patron bi war na la wax fan ngay liggéeyee ba noppi mën na la wax tamit ne fii ngay liggéeyee waaye mu préciser la su fekkee ne soxla naa la pour nga demaat feneen wax dëgg yàlla loolu tamit da ko cee war bind waaye comme ni ngeen ko xamee nekkul ne tamit loolu nu ko neexee maanaam kuy liggéey Milan ñu ne la suba dañ lay yónni Foggia loolu nekkatul liggéey loolu transferta te nag contrat bi dafa am transferta ni ñu koy téye liggéey nekkatul lieu de travail parce que nit ku dëkk Milan war a dépenser ay xaalis pour transférer def transfert ci beneen dëkk bu sori bu nombre de kilomètres bu gudd wax dëgg yàlla su boobaa leneen lay doon te loolu contrat de travail mayu ko benn mayu ko à part conditions yi su fekkee ne kuy dawal avion su fekkee ne avion bi Malpensa lay dawal wax dëgg yàlla il faut mu wax la ne parce que loolu dafa lié obligation la su fekkee ne Malpensa ngay déparé war a dem Dakar dina wax ne mën nga jógee fii Malpensa dem Dakar loolu wax dëgg yàlla kat bokkul ak ngay liggéey policier fii yeewu ëllëg ñu ne la demal beneen dëkk boo xam ne day sori xam naa ne am na rayon boo xam ne wax dëgg yàlla contrat yi waruñ ko di ko dépasser su ko dépasser non seulement leneen day dugg waaye aussi obligation frais de déplacement day dugg loolu yëpp xam ngeen ne wax dëgg yàlla war ngeen ko xam pour que ëllëg waaw mbokk yi donc lii mooy lieu de travail muy logo di lavoro mooy dernière partie bi nga xam ne patron bi ci benn partie la waaw moom nu ko neexee sax mu arrangé ko su ko neexee mu commencé par lieu de travail terminé ak yeneen yii ma leen lekk yëpp mu nekk ay 17 points yoo xam ne dafa war a nekk ci contrat de travail wala ci lettre d'embauche su dee contrat de travail la da ngay signer yow liggéeykat bi ba noppi sa njaatige muy employeur moom it signer ba noppi def ci cachet su dee lettre d'embauche la lettre bi daf lay jox yow yaay signer pour wane ne jot nga lettre bi ba noppi d'accord nga ci loolu moo tax ñuy wax ricevuto per accettazione loolu ko italien yi di waxee soo signé rek moo di ne wax dëgg yàlla d'accord nga ci nga xam li nga xam ne loolu la azienda bi proposé waaw mbokk yi donc xanaa rek di fàttali contrat de travail yow la sa diggante ak ki nga xam ne moo lay jël di liggéey waaye nag ñu fàttali rek mbirum liggéey
wax dëgg yàlla du benn parti rek du ñaari parti am na ñetti parti su may wax ñetti parti moo di ne wax dëgg yàlla am na ci biir liggéey bi ñeneen yoo xam ne dañ ciy am wàll lu mel ni organisme yu occupé wu mbirum liggéey ci état bi muy IMS muy Agenzia delle Entrate waaye aussi muy communes yi waaye nag nekkul ne bu ci nekk dañ koy yónnee lettre bi en général contratto di lavoro bi wala lettre d'embauche bi ñu ngi koy yëgal centro per l'impiego su dee contrat de travail de fabbrica la wala contratto di lavoro subordinato centro per l'impiego lañ koy yëgal centro per l'impiego tas ko jox ko ñëpp ñi nga xam ne am nañ intérêt ci liggéey bi muy IMS muy Agenzia delle Entrate ba commune bi nga xam ne foofu nga dëkk parce que ak région bi parce que commune ak région tamit ci liggéey ba ngay liggéey am na kastu liñ ciy jël waaw xanaa rek di wax ne rek lu communication boobu sa employeur fekk defu ko dañuy considérer ne contrat bi valable donc il faut mu def ko ci loolu contrat boobu la ñuy wax UNILAV communication boobu la ñuy wax UNILAV su fekkee ne travail domestique la moom la ñuy wax communication IMS su boobaa du centro per l'impiego lay employeur domestique bi di ko yónnee mais directement IMS la koy def te travailleur bi dafa am droit am ci copie su dee travail domestique la muy communication IMS su fekkee ne travailleur subordonné la fabrique ñu ngi koy tuddee UNILAV dafa am tamit obligation ñu jox ko ci copie su fekkee ne sax étranger nga muy stranier fii ci réew mi sooy renouveler sa permis de séjour lettre bi nga signé yow ak sa patron du moo intéressé ufficio immigrazione mais document boobu ñuy wax UNILAV nga xam ne document bi yegg na ci bureau yëpp yi nga xam ne ñoo ko war yore ba noppi ci UNILAV bi loolu ñuy wax consulente del lavoro parce que en général entreprise yi du ñoom ñooy defar li ñuy wax bulletin de paie di fàttali nag bulletin de paie képp ku am contrat de travail régulier wax dëgg yàlla obligation la pour chaque mois sa patron su la fayee ba pare mu yónnee la bulletin de paie li yàlla def na léegi sax bulletin de paie société yu bëri ci benn plateforme société bi lay nit ñi am seen password dugg pour mën télécharger seen bulletin de paie wala bépp document boo rek soxla nañ ko ci liggéey bi waaw donc lii mooy wax dëgg yàlla mbirum contrat de travail nekkul lu simple dañ ko jéem a wàññi rek pour mën ko tas ngeen xam ko di leen wax ne wax dëgg yàlla suñ syndicat bi muy syndicat autonome des travailleurs africains dans le monde te yàlla def mbokk yi maa ngi ci Foggia ñëw fekk fii ay travailleurs agricoles africains muy mel ni ci fii mbirum liggéeyu tool presque 70% travailleurs yi nee nañ may ay africains la kon nag di leen wax ne mbokk yi jàpp leen ci syndicat bi lii moo tax ñu taxawal syndicat des laboratori autonomes des travailleurs autonomes dans le monde waaye aussi wax dëgg yàlla lii moo tax ñu taxawal rajo defaral suñu bopp mbokk yi maa ngi leen di ñaanal jàmm di leen ñaanal week-end tey le jeudi suba le vendredi di leen ñaanal wax dëgg yàlla vendredi jàmm ba beneen yoon jërëjëf